li nga gis ak li nga dégg lan lañ ci mën a jàpp ne lii Cheikh Anta moo ko bàyyil xale benn li xam ne war na soxal ñëpp waa Sénégal en 1982 le 4 février 1982 ñu ku ko bëgg a vérifier vendredi la man mosuma tase Cheikh Anta lu dul vendredi mu ne ma Babacar est-ce que xam nga ne Ablaye Wade dina nekk président de la République man ko góor gi mais loolu nan lay demee ndax kii kilifa yi ci réew mi bëgguñu ko nan lay nekk président mu ne laaj ma rek du man maa tàmbalee ñi koy fal ñi xale yi juddu 1970 ba 76 bu ñuy am 18 ans Ablaye Wade daal di nekk président de la République mu ne ma donc fii ñu toll 82 la d'ici 30 ans dina ko nekk ba ñu remplacer ko ci 30 ans yi te yow di nga ko fekkee booba maa ngi ànd ak Xawsu Dieng ak Pathé Sey bu dëkk Mbuur ñooñu ne ko yow di nga ko da nga ne Babacar dina ko fekkee waaye ñun nag mu ne déedéet yéen ñemewu ma wax seen cas ñemewu ma wax ci suma cas waaye Babacar mii gis naa ne dina ko fekk te fitam yegg na pour ne li ma ko yóbbante mu wax ko waa réew ma ma ne ko d'accord bi ñu demee ba loolu mu ne ma kii remplacer Ablaye Wade moo tax sax ma tuddal la Ablaye Wade moom Cheikh Anta waaw ma ne ko kii remplacer Ablaye Wade kan la mu ne koo xam ne kii la Sénégal yëpp boo leen laajoon ndax ñu ngi ko doon xaar pour fu nekk président kenn du la ko wax mu ne moom ci boppam boo ko laajoon du la ko wax waaye nag yàlla daf koy indi pour mu teg Sénégal ci yoon mais loolu Babacar bu ko deful musiba bu rëy la ci moom ma ne ko ndax lan mu ne ma ne ko mais man li ma jaaxal lan lay tege Sénégal ci yoon mu ne teg Sénégal ci yoon lu tuuti la na def ay institution yoo xam ne gannaawam kenn dootul jalgati constitution Sénégal loolu laa bëgg te moom moo ko war a def te pourtant Macky Sall bi muy départ exactement loolu la waxoon ne moo lay def léegi nag nee na ma bu ko deful ñetti dee ñu ngi koy xaar ma ne ko bon ñetti dee de waaw nan la koy benn nit di dee ñetti dee mu ne du di nga ko fekkee yow seede nga bu fekkee ne tegul Sénégal ci yoon dina dem ba xam ni dee biy jiitu mooy moralement il va mourir moralement ma ne ko xaw ma loolu wax ko ci wolof mu ne dina dem ba xam ni lépp lu mu wax xale yu tuuti ñooy wax ne day fen de bu ko kenn déglu day fen ma ne kooku benn dee la mu ne deuxième dee bi moo di ne day dee politiquement ma ne ko nan lay dee politiquement mu ne du di nga fekkee yow yaay suma seede sawar naa pour di la wax bu boobaa deewu politique am day nekk ne day dem ba xam ne ñi mu àndaloon créer parti ñoom lay dàq ci biti jël ñi xam ne ñoo ko gënoon bañ mu taf ci boppam mu ne loolu des politique la mais Cheikh Anta moom nit la wala lan la mu ne ma léegi nag ñetteeli dee bi gëm ko te ñaanal audience nga waxal ma ko lii ne Cheikh Anta moo ma ko waxoon en 82 ne yàlla dina la indi nga teg la ci boppu Sénégal waaye li mu la indee loolu dong nga mën a def pour mucc boo ko deful doo mucc moo di lan moo dina nga def ay institution yoo xam ne ça sera verrouillé kenn dootul mën a jalgati constitution Sénégal boo ko deful doo wàcc ak bakkan ci nguur ma ne ko wàcc ak mu ne day dee physiquement ñetti dee yi booboo koy ñetteel boo demee nag ne ko te ñaan naa ci audience ñaari yoon au palais dañu may accordeel bu ma demee ba buntu palais ñu ne audience yi annulé nañu ko ndax Ablaye Wade mu ngay def manifestation place de l'Obélisque ñu annulé audience yi ma ne kon nag amul chance mais Cheikh Anta sëñ Faye Cheikh Anta bi mu lay wax loolu waaw boobu Ablaye Wade nekkagul président c'est très très loin de ça waaw donc boobu kenn xamuloo sax xam Sénégal am na ko tudd Macky Sall mais li doyaat mooy Cheikh Anta bi muy wax loolu daf koo teg ci baatin wala dafa jàngal société Sénégal bi xam ni muy doxee wala qu'est-ce que fan la ko teg jàngoon société Sénégal du mën a xam ne xale mooy remplacer Ablaye Wade du mën a xam ne Ablaye Wade dina nekk président wax ñan ñoo koy fal oui te ñu exactement ndaw yooyu ñoo ko fal
te ñi ko doon topp di daw bi ñu màggee la falu. waaw. moo taxoon en 2012. waa RND bëggoon ànd ak kii Fall. Ibrahima Fall waaw. man na leen kii Sénégal ñu ngi koy xaar du ki Cheikh Anta waxoon. ñu ànd ak dof boobu xam ne ngeen baal ma journaliste la woon mu ngi ci Macky Sall léegi. Abdou Latif Coulibaly. Abdou Latif Coulibaly. man mbaar kon dof laa moo ma jàngal. ñu ànd déedéet li mu dofe moo di ne fi mu jaar moo ko dofloo. fi mu jaar moo ko dofloo. ñu dem ànd ak moom ma ne ko du kii de. Diallo Diop ne ma kay kii nañu ànd ak moom ma ne ko kii dina daw. dafa mujjee daw. dafa bokkatul absolument. waaw dem ànd ak Moustapha ma ne ko kon kii yëg na ne du moom. ab kii Macky Sall mii moo dem ba sunu siège. Grand Dakar. waaw ne Diallo dama lay def directeur de cabinet. kii de campagne. Diallo ne ko non non duma ko def bi mu defee ma ne Diallo mais yow moomoo parti bi. parti bi Cheikh Anta moo ko moom li mu ma dénk la gën a gëm. candidat yi ma gis yëpp kii laa ci xamul. te kii moo ci gën a tuuti. waaw lu tax nga du mooy ko man de moom laay wateel. ku mu neex nag wateel keneen. Cheikh Anta lu mu wax téere la ci man te gëm naa ne du mës a fànqu day nekk. bi ñu demee premier tour. mu génn ma ne ko lu mu la waxoon moom dañ. kii la Cheikh Anta doon wax. waaw parce que newoon na 30 ans yi duñu ko génn. kooku ñëw mais on est en. oui. 2000 lan. 2012 la ñu. 2012 waaw muy 30 ans net. 82 ba 2012. waaw 30 ans net. Macky Sall falu. man na ko yàlla xam na ni kii mooy falu mu falu. man li ma gën a jaaxal ci wax ji mooy di Cheikh Anta wax ne. président bi remplacé Macky Sall bi remplacé Ablaye Wade. xale lay doon mais man li ma gën a te mooy fii ak fii la war a teg Sénégal. waaw te dama gis ne Macky Sall en 2012 toute sa campagne. ci loolu la ko teg. institution yu dëgër restaurer la dignité de l'État. la vertu la patrie avant le parti. yooyu rek loolu wax quoi. bu ko deful même en 2016 bi muy woote constitution. c'est lui-même qui utilise les mots bi nga wax sànq. je vais verrouiller la constitution. très bien waaye dafa am bés mu wax dara. moo jë keroog laa ko bàyyi. moom Macky Sall. mu ne constitution. du Bible. waaw du Coran. waaw yéen ñii toog. loolu dëgg la am du dëgg. du Bible du Coran. waaw du Bible. du Bible de. du Coran. du Coran de. man ci man nag Coran la. man de jàppe mu ko noonu. Coran noonu la ñu ko defaree yéen tamit. ab kuréel ay waxin yoo xam ni. ña ko waxoon tey bu ñu toogoon dinañ ne Babacar Faye lii mu la wax loolu la. ne lii moo ñu tànk mooy sunu charte. ñun ñi nekk musulman. lii mooy sunu charte comme li Sidy Lamine Niass daa wax du soppeeku ba mukk. waaw mooy verrouillé. mooy verrouillé du soppeeku ba mukk. waaw mais xam nga nag. Coran du soppeeku. ak du kii loolu mu ngi aaju ci nit ñi de. moo tax constitution nekk Bible. nekk Coran parce que ci nit ñi la aaju. bés bu ñu ko vérifier yeneen ni jamono ñooy ñëw. ay nit toog ne il faut ñu soppi ko ndax Coran ak Bible aussi dafa am lu ñu fi fekk mais du ne ceer fii la ñu ko fekk mu ngi fi ba léegi mooy téere bi gën a yàgg ci àdduna bi te mu nekk téere boo xam ne bii yàlla dong la doon wax ci biir. te ku xam yàlla rek foofu nga ko xamee mais est-ce que kenn tuddati na ko. tubaab yi ne le livre des morts mel ni noonu la tudd yooyu ñun nit ñu ñuul ñoo war a taxaw wane ne yàlla ni mu ñu defe juumul. yàlla juumul ni mu ñu defaree. du juum aada yi mu ñu jox bu ku ne baaxul rek gëmoo yàlla. Cheikh Anta loolu maa ko Babacar Faye doon prôné li nga xamante ne mooy made in Africa made in Sénégal. waaw parce que problème bu canal bi nekkoon Kër Momar Sarr ba ndox ñàkk nee nañ amoon na ay yoo xamante ne waxoon na ko ci ne mën nañoo saafara yu bari yoo xamante ne si réew mi lay jóge sans ñu soxla apport beneen lu jóge bitim réew. daanaka mooy li ma la wax sànq ne autorisation bi mu doon woot xam nga. dex gi dafa tuuti par rapport géej gi.
ndax géej gi mën nga ko def ndox mu neex bu baax a baax ba ndoxu dex bi du ko gën ci benn mooy désalinisation bi Macky Sall doon wax absolument kooku Cheikh Anta moo ko doon defal boppam fii te di ci génne tous les dérivés du pétrole ci li mu ma wax doon na ko ci génne ak lu weesu loolu te du tee ñu am courant bu doy boo xam ne bii dañu ci sedd les 6 états yi formé woon la Sénégambie bu njëkk te ñu fédéré moom loolu la doon jënde fédération sous région bi ne bu ñu amee kàttan boo xam ne bii ku nekk di nga ci def li la neex te dootul jeex xanaa kaay ñu ànd di nga ko nangu kon loolu dex googu teqatal dex gi yomboon na d'accord te yàlla daf ñu ko mës a defal ci Égypte ba fii xam nga li xamul waa Sénégal xamuñu ne wolof séeréer pulaar joola ñoo nekkoon Égypte ah oui Égypte la jógee bu ñu nii ñu àndi nii ñëw Sénégal moo tax nag Sénégal ñu bari boo leen laajee lu tax melu ñu yeneen réew yi dañuy jaaxle ñun fu ñuy jafandu ne sëriñ si la déedéet du benn sëriñ cousinage bi nekk ci ñun ban sëriñ ko fi def du benn fi lañu ko fekk muy Alaaji Malick muy Sëñ Tuuba cousin yi ñu nekk suñu diggante ne Diouf Fay am na avant ñoom Ngom ak yooyu fa ñu jóge la jóge Égypte lañ ko jël indaale ko le livre li ñuy tudd livre des morts muy Médina Thier am naa ko boo koy lire man mi nekk Saafeen dama ciy daal di retrouver wu facilement ki nekk Joola bu koy lire da ci moo taxoon Cheikh Anta ne ba mu demee ba tubaab yi na da ngay def égyptologie bi mu tàmbalee mu ne lii dee du muuraake la ndax wolof ba ma bàyyi ci suma dëkk moom laay lire nii kon xam lii dina ma yomb lool te moo taxit mu raw ci ñëpp ci wàllu égyptologie Babacar Faye ay plus de 30 ans wala boog 30 ans xaw ma 26 ñaata at la bu ñu décédé léegi 36 ans après le décès de Cheikh Anta Diop soo gisee ndaw yi généralement ñu leen di woowee ay activistes yu demee noonu nga gis ne de plus en plus la langue nationale moom la ñuy utiliser ñoom d'ailleurs boo leen invité ci émission tubaab sax duñ ci sawar bu ñuy bind wolof la ñuy bind ju leer qu'est-ce que ça vous fait yow sa bopp yow mi nekkoon ak Cheikh Anta mbégte parce que daf ma ne woon Babacar ci même jour bi ne ma Babacar kontaan ngeen de ma ne ko ndax lan mu ne école yi dooy dégg ñu naan xale yi jàng na ba surmené ma ne ko waaw mu ne jeex na c'est terminé ma ne ko ndax lan mu ne yàlla dafa defar ay ndaw yu bees yuy ñëw yéen a leen di jur ñenn ñi peut-être seen rakk la ñuy doon du ñu surmené mais mën nañu jàng lépp lu ñu leen jàngal bu leen ragal leen jàngal dara loolu dëgg la dinañu mën a jël lépp loolu dëgg la loolu kay weesu na dëgg